benn waxtu jotati na ci télévision Futur Média mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen ànd ak seen kóolute xibaaru diggu bëccëg yeeg la ca gën a fës Maître Khalioune Badara Cissé mer lool ci li nga xamante ni si askan wa nekk ca Ferlo ñu ngi koy dund moom médiateur de la République amuloon fa ab tukkib nemmeeku jàpp ne woowee askan ne ci ay jafe-jafe dañ leen a bàyyee ak seen bopp beneen ni ponk mbokk yi ca commune bu Kéréwan ab dëkk nag bu ñu duppee Wuñanki moom nag daal jafe-jafe bu métti moo fa am gannaaw fuur ba fa laal jàpp leen ma nga ca département bu Médina Yoro Fula yàqu-yàqu yam fa indi bari na lakk-lakk itam yam fa indi bari na Abdoulaye Diallo moo ñu toggal ca diwaanu Fuladu bu nu fa jugee daañu doxantu ba Boffa Bayotte ak la fa xewoon jamono joojile xam ngeen ne nag fi mu ne nii soxna yi ñoom seen xel dalatul la ñu bëgg rek mooy nguurug Sénégal ci boppam seq ak jotaay ak waa MFDC la ñuy sàkku ñoom soxna yi muy jàmm mu dellu siwaat ca Casamance sàkk la ko wër léeg-léeg ngeen xool ci internet bi ñu jox leen xibaar yoo xam ne dëgguwul ba noppi wóorul ñu gën ko xam ci fake news wala sax fausse information dem nañu nag laaj xalaat ñi nga xam ne ñoom ñooy liggéey ci wàll wi ñoom nag taskatu xibaar yi nee ñu xibaar du saa génne buñ la ko joxee rek da nga koo war a jàllale da nga koo war a gëstu ba noppi ba mu wér ba biir la nga doog koo baaxee askan wi tàggat yaram ak sunu gaynde yi ca mondial bay am ci wàllum soxna yi basketball xam ngeen ne démb ñoom Astou Traoré ak ñoñom dañoo am ndam loolu nag di guleet ci équipe bu Afrique ci basket ci wàllum soxna yi ki nga xam ne nag moom moo jiite fédération sénégalaise bi toppatoo lu jëm ci wàllum basket rafetlu na boobule taxawaay di gën a ñaax gune yi ñu gën a góorgóorlu am ndam ci seen jongante bi ñu dëkkmal jàkkaarloo ak réewum Chine li ci yéen kaay yi Mamadou Mouhamed Ndiaye lay doon ngeen taax yi lu ñu ñëw léegi faram fàcce. di rafetlu seen ànd ak seen kóolute ci télévision Futur Média di leen koy waxee saa su ne xibaaru diggu bëccëg gi dañu koy doore nag ak grève bi nga xam ne camionneurs yi dañ koy amal fi mu ne ni daal mu mel ni amut lu ca leer ci mbir mi daal ndax bu ñu jàppee ci date bi nga xam ne dañoo war a tàmbali grève bi ñenn ñi altine ji yamook tey la ñu tàmbali ci suba gi ñeneen ñi nag nee ñu dañuy xaar ñoom ëllëg yamook talaata daañ ci dellu siwaat ci suñu yeneen jotaayu xibaar. ñu wéyal xibaaru diggu bëccëg gi wax ci leneen ak Maître Khalioune Badara Cissé wax na la ko mitti ci askanu Ferlo la ñuy dund moom médiateur de la République dafa gis rek ne askan woowee bokk ci réew mi dañ leen a bàyyi ak seen bopp mu amuloon fa ab tukkib nemmeeku ñu teewlu ay kàddoom. nangu mënu ma woon gëm ne ci suñu réew am na ay gox ak gox-goxaan yoo xamante ni dara amu fi ñaar fukki village ak juróom-ñaar yoo xam ne ñu ngi ci Ferlo bi. waxuma fukk yi nga xam ñoo ngi ci booru tali bi yoo xam ne amul yoon bu fi ñëw réseau téléphonique moom kenn waxu ko tey jii sama njaboot bu ñu ma soxla woon wala président de la république soxla ma ci lu jàmp du ma mën a jot ce n'est pas possible ma jàpp ne su fekkee ñun yàlla dafa jël réew mi am ci suñu ay loxo ñu ko teg ñooñu war nañu wëlbati ko askan wi am seen yërmande gis naa ay xale yoo xam ne naax lañu ay junne gune entre juróom-benni at fukki at ak ñaar fukki at ak ñett kenn jàngu ci école kenn waaw ñooñu noo bëgg ëllëg ñu nekk ay citoyens sénégalais yoo xam ne daañu bokk ci ñiy tabax réew mi daañu bokk ci ñi nga xam ne ñun bu ñu wàccee pare suñu mission ñoom ñu mën ñu. aywa ñu wax ci leneen mbokk yi muy askanu Wuñanki ñoom nag xawtuut ndombe am fa ndax foudre ba moo fa wàcc indi fa ay jafe-jafe lakk-lakk yam fa indi ak yàqu-yàqu ya bari na waaye ne ñu askan wa amul ku ca ñàkk bakkanam ñu doxantu ca diwaan ba fekki fa Abdoulaye Diallo moo ñu toogal ci Fuladu ak li ko wax. La foudre a causé d'importants dégâts matériels à Wuñanki ou Médina Mbayeen, un village de la commune de Kéréwan situé dans le département de Médina Yoro Fula. Il y a eu plus de peur que de mal. Il n'y a eu aucune perte en vie humaine, mais les victimes ont enregistré de grosses pertes. jógalu ci élément bi mu mel ne bu français bi la du ñàkk ñu dellusiwaat ci wolof bi ak suñu yeneen jataayu xibaar ñu wax ci leneen des ba tey ci biir réew mi ak foofee ca Boffa Bayotte gannaaw ba fa fitna amee nag ñu faatoon fa bakkan ak jafe-jafe yu fa am soxna ya def nañu seenub ndaje seq ko ak seen ay nawle yu fekk baax Guinée Bissau ak Gambie di sàkku ci nguurug Sénégal nga la mu toog ak MFDC ñu bokk ab jataay waxtaan ci jàmm lu mu mënu dellu see ca diwaan ba Boubacar Diassi Lamine Mandiang teew yowoon nañu ndaje ma. dal bi am ca Casamance mat na léegi ay weer yu bari daanaka gënalul jigéen ñu bokk ci plateforme des femmes pour la paix en Casamance ak seeni ñooñ yu jóge Gambie ak Guinée Bissau
ngir am waxtaan bu yaatu ca Djignaki te mu bokk ci jéego ju ñuy teg ci wàllu wutum jàmm ju dul jeex ci bët sàllum réew mi. Depuis le problème de Boffa Bayotte. gannaaw jëf ju ñaaw ju xewoon ca Boffa dañu seetlu ne yeneen xew-xew yu kenn rafetluwul ñoo am ci diiwaan bu Casamance ñun ñëpp ko dund te mu naxari képp ku fi nekk loolu lu muy tekki rek mooy jàmm ju ñëpp di yootu fii jàmm jooju amagu fi daanaka sa yoonu jàmm ji dafa gën a gudd te sax dañu war a booloo te liggéey di wax ni société civile jàmm la bëgg. Et qu'ensemble la société civile réclame la paix. jigéen ñi nee nañu dañu bëgg a jàmm. jigéen ñi ne nañu dañu namm jàmm ci biir Casamance jigéen ñi ne nañu pour que MFDC ak état du Sénégal nañu toog waxtaan te lépp ñu luy waxtaan nañ ci boole jigéen ñi ndax jigéen ñi dañoo am seen soxla jigéen ñi nañu dañoo yàkkamti négociation yi am muy négociation boo xam ne duñu bàyyi kenn ginnaaw ñëpp lañ ciy boole ñëpp ci mën a wax ñëpp ci am lu mu war a wax donc nañu oo ñëpp muy waa MFDC yëpp ak waa organisation de la société civile. taamu bu ñu taamu Djignaki li ni mel ko wundu. Alors le choix de notre commune n'est pas un hasard. taamu bu ñu taamu suñu commune du taamu ju neen ndax suñu commune dund na ay jafe-jafe yu bari. Même dans le conflit Casamance. ñu gis que Djignaki bokk na ci dëkk yu bare Casamance yoo xam ne yëg nañu mettitu conflit armé la mais population Djignaki dañoo jóg tàkku ne il faut que jàmm dellu si seen biir dëkk ñu jóg nag def fi ay jéego ku ci nekk liggéey ba nga xam ne tey macha allah jàmm dellu si na fii biir Djignaki. ñu ràññee ci Djignaki te waayu mbootaay yu bari yu bokk ci li ñuy duppee société civile la. Boubacar Diassi ñu sant la gërëm la li ngeen ko waxee woon ci boppu xibaar yi léeg-léeg ñu gis rawatina ci internet bi xibaar yoo xam ne dëgguwul wóorul bu nu ko gëstoo ba ca biir ñu gën ko xam ci fausse information wala fake news lu mu ci mën a am warees naa xoolaat taxawaay bi de sunuy kàddu ñu yëngatu ci mbir mi ñoo ko xamle nañu xibaar boo ko jotee gàtt war ngaa xool bu baax fan nga ko jëlee waaye itam def xool ba nga xamante ne si xibaar bi wér na nga jox askan wi Aliou Guèye moo ci defal gëstu ànd ci ak Cheikh Veyaw. ñu bari lool ci xarale yu bees yi yenn saa yi ñiy yëngu ci tasum xibaar di ko def joxe xibaar yu dul dëgg bari luñ koy gis bis bu yàlla sàkk. mooy léegi àdduna bi dafa booloo nekk ci lu ñu war nekk ci lu ñuy wax contenu mooy nga def information mun na nekk média mun na nekk rajo mun na nekk lépp loolu noonu dafa commencé bëri ci atum 2018 bi loolu mooy poussé ñu bëri ñu koy def mais beneen problème bi lu tax ñi di ko def aussi et que dañ ci ut xaalis parce que contenu fu mu toll nii moom mooy jaay. ak élection yi ñu jëm farlu war ñiy tas xibaar ngir moytu. yile mbir. jamono élection yi moment boo xam ne ni c'est propice pour joxe ay fausse information wala ay manipulation. politiciens yi surtout c'est des gens yoo xam ne nii yow outil de travail bi nga am di si yaakaar dund di si yaakaar dundal sa njaboot di si defar sa der outil boobu ñoom noo nangoo rek ñu yàqee ko. di seet bu baax xibaar bi balaa nga koy joxe di lu wax journaliste yi. journaliste moom muy journal en ligne la yor wala journaux traditionnels yi bala ngaa génne benn information attitude bi njëkk li nga war a def mooy vérifier ko. surtout que information bi su fekkee ne dafay am lu muy war a lor ëllëg ci nit wala ay accusation yuy jógee ci X di dem ci Y li gën a basique li lay jàngal école moo di ne nga recouper. nga woo Y nga ne ko X day nee na nangam ak nang nga vérifier d'abord. xibaar yu dul dëgg ñu bari lool luñ koy gis ci média yi xarale yu bees yi lañ ci gën a joxoñ baaraam waaye bu ñu dégloo ñii di yëngu ci bile secteur xibaar balaa nga koy joxe danga koy seet bu baax ngir moytu wax lu dul dëgg. aywa Aliou Guèye ñu sant la gërëm la wax ci politique ak jege ñaale Khalifa Sall yi mere lool ñi nga xam ne ñoom ñoo seen ay naataango ne ñu bokk ak ñoom parti ba noppi itam di yootu maire Ndakaaru la ñu gis ca ñoom mooy taxawaay bi leerul ndaxte dañoo fare ak nguur gi bëgg a ànd ak ñoom loolee la ñu ne duñu ko nangu meeting bu ban jaaxle amaloon jagleel ko Khalifa Sall lañu yëkkati ci ay kàddu lañ ca mën a jàppe ne ñu bëgg nañoo am 20 ak juróom ci ay signature Habib Faye Youssou Diatta. ñu bëgg a toog ca fauteuil Khalifa Sall ci bokk moomeel bu Dakar ndaw xalifiste yi ñoom ñooñi di artu. Un avertissement à tout le monde et surtout ceux qui se réclament de Khalifa Sall di reeri guddi palais bu xëyee ñu taxaw ni Khalifa la ñu àndal ça n'est fini la récréation nag dañu ko war a jeexal soit on est avec Khalifa soit on n'est pas avec Khalifa
parce que ku nangu nag dem reeri ci suñu reeru noon dañu lay considérer comme suñu noon. Khalifa Sall kese mooy ki nga xamante ne moom la ñuy liggéeyal pour ëllëgu Sénégal pour ëllëgu suñu réew. ñoom jamono ji ne la ñuy xeex rek moo di ñu annuler lii di procédure judiciaire bi ngir rek seen candidat bi mën a janoog kii di njiitum réew mi Macky Sall. ñun nag li ñu gëm mooy siège u Khalifa Sall ñoruñu ñii fi toog defe naa ne siège u Khalifa Sall ñoru leen li leen ñor mooy Khalifa jaay doole gi ñu ko teg ñu teggi ko li leen ñor mooy décret boobu nga xam ni Bokassa Sall jël na ko ñu sànni ko ca poubelle ba. su dee yoon rek la topp su dee yoon rek lay topp cour de cassation mënu fi prononcé wu avant fin janvier. ngir ñu fal Khalifa Sall Grand Yoff ne dana dajale signature ca la mu gën a bëri. parrainage di sant yàlla bu baax a baax naan li ma jot ci information du ma ko wax parce que suñu noonu rek ñoom lu ñu dégg rek ñu xabaar la en tout cas ça se passe très bien sur l'ensemble du territoire national. xam nga wóor naa wóorul amal ba pare teg ne am naa sama 67 000 signatures mi ngi ci kaw taabal parce que bu ñu koy teg nag yaakaar naa président ñëw toog suñu avocat ñëw ñu ñëw constaté ko que ne ñu ngi déposé 67 000 signatures. ñooñu Khalifa Ababacar Sall yi ne pare nañ ngir gunge ko mu doon njiitum réew fii ci Sénégal ñoom ñooñee sax amaloon ab meeting teg ca kanam waa ban jaaxle bi léegi mbir dinañ ko def ba keroog ñuy bàyyi kii di Khalifa Ababacar Sall. aywa Abi Faye bu nu jugee ci mbiram Khalifa Sall ñu wax ci waa Benno Bokk Yaakaar kàngam ya fekk baax ndar géej ñoom la ñu bëgg rek ne ñu lu jëm ci wàllum signature yi àpp nañ ko ba 500 000 ci ay signature ba noppi itam neenu bu ñu paree ci jongante palub njiitu réew la ñu bëgg mooy kanu fas yéene ngemb muy njiitu réew mi bëgg nañu moo am téeméer boo jël juróom fukk ak juróom-ñett nee ñu nag jamono ji dañoo bëgg a joxante loxo bokk xeex bi ca Ndar la ñuy dem fekk ñu naan Ousseynou Diop. coalition Benno Bokk Yaakaar doon nañ benn say ngir dem ci wàllug élection présidentielle bile ci lii di parrainage bi la ñu bëgg natt seeni bopp ñu ni li ñu defoon ci législative bi lu ko raw la ñu bëgg defaat. ñëpp xamoon nañu ci élection législative passée la coalition Benno Bokk Yaakaar moo ko gagné waaye avec un de 44%. taux boobu dañ ko relevé ba plus de 57% de collecte de signature pour mën a assurer la victoire du président en réalité donc avec ce taux là pour le département de Saint-Louis. le département Dagana ñëpp xam nañ ni par exemple 51,% la amoon ci élection législative bi tey jii maanaam taux boobu dañ koy yóbbu ba 63%. délégué régional bi di Mansour Faye xamle ni ca département bu Podor sax lañ fa amoon di 74% bëgg nañ ko yóbbu ba 82%. mu nekk département bu am solo ci législative mu defoon plus de 74% en réalité département boobu président lu ngi koy laaj na ko plus de 82% pour mun ko indi. délégué régional bi di Mansour Faye xamle ni ca département bu Podor sax lañ fa amoon di 74% bëgg nañ ko yóbbu ba 82%. bu ñu dajalee loolu yëpp non seulement minimum bu ñu am dana mën toll ci 300 000 voix lay laaj waaye ñun lu ñu wut mooy 500 000 voix pour la région de Saint-Louis te loolu mën na nekk loolu moo waral ndaje bi tey ñu mën a waxtaan teg charte ñuy liggéeyee bokk liggéey bi xam ni ñi ngi ci temps président de la République nekkul élection locale nekkul xëccoo nekkul responsabilité nekkul popularité des responsables ou des militants. Ndar Géej ñii di ay responsables politiques di ay directeurs généraux députés wala ministre nee nañu ñetti téeméeri voix yéen leen sas bëgg nañ ko yóbbu ba juróomi téeméeri voix. ca diwaanu Tëngéej ci itam la xew ci politique muy parrainage lañ fay waxtaanee ña fa gën a teg tànk bokk na ci waa APR ak parti démocratique sénégalais foofee nag Fanta Siro mu ne soo wax ne am na fa waaye kenn ku ne yaa ngay def say feem ngir gën a am ndam bu waa APR ne foofee ñoom ñoo ko moom waa PDS ne dara kenn du leen suul ñuy xoolee dañuy dem ca bërëb ba fekki fa Ousseynou Thiam ak Ahmadou Bamba Samb. campagne bu jëm ci wàllu parrainage bi ñu ngi koy wéyal fii ci département bu Tëngéej pouvoir comme ku jégi nag ku ci nekk di fexe am signature yu doy lu nu mel nag la ñu nemmeeku ca Bambilor maire bi nga xam ne bii dafa fare nguur gi nag fas yéene na nee na déposé lu tolloog 5,000 signature semaine bu jot. muy indi 5,000 parrainage yoo xam ne mooy premier jet bi commune Bambilor def 5,000 yi nag bëgg nañ semaine bu jot ñu indi 5,000 ba keraa parrainage bi jeex wala. liste électorale bu commune Bambilor di jeex li tax ñu koy def nag mooy jënd jëmm joo xam ne tey dafa tabaxaat beneen Sénégal bu bees muy président Macky Sall. lu jëm ci waa parti démocratique sénégalais bi doon dalal lii di seen délégation nationale bi nag ñoom xamal nañ ñi ñu fare nguur gi fii kujje am na bu baax fii ci diwaanu Tëngéej. du ñuy wax suñuy feem nag ci mbedd mi Omar Gueye daal gis naa ko muy fëkk ak caayam di daw. dafa ne fii amul opposition mais on va voir il y a opposition parce que nit ñi ñoo sonn
et Omar Gueye ne peut pas savoir que nit ñi dañu sonn ñu ngi def suñu liggéey nu mu gën a tege yoon te yaakaar naa ne képp ku ñu inscrire dafay valable parce que loolu moo ñu yitteel inscrire loo xam ne dañ koy dindi amul solo. ci yeneen formation politique yi nag seeni responsable ñi ngi wër quartier yi nag di fexe rek nit ñi jox leen ay signature. aywa ñu sant ko gërëm ko moom Ousseynou Thiam doxantu ba diwaanu Kaffrine foofee itam domaine agricole ba nu fa taxawal ca diwaanu Bulel ne ñetti at a ngi nii waaye dara gis ci seen bopp ca biir ma du suñuy kàddu ndawi nukkubaane ñoom ñoo ko xamle ñu amaloon bëccëgu maye deret wax nag ci jafe-jafe yi nga xam ne ñu koy dund mu jëm ci wàllum wér-gu-yaram ak yeneen ponk yu ñu leen bëgg ñu jàppale leen ci Ibrahima Diame la ñuy fekk ca ndukkumaan. ñàkkum deret ki ñu nemmeeku yenn saay te muy fës lool ci bérébu fajukaay yi tax na kon ndawu commune bu Bulel def mobilisation bu rëy amal li ñuy duppee cérémonie don de sang ngir andi kon seen contribution pour safara jafe-jafe gi ni mel. parce que dañoo nekk zone boo xam ne dañoo gis ne dëkk bi wala réew mi si boppam hôpitaux yëpp dañoo manque deret te manque deret boobu ñun dañ na ay ndaw lañ ndaw yoo xam ne ñu ngi nekk suñu localité ñu ngi nekk suñu dëkk ñu ne nañ participer pleinement si activité boobu looloo waral ñu organiser journée bu mel nii. damaa dem hôpital benn bés fekk benn soxna boo xam ne mu ngi jógee ñii bi mu am problème mu sang banque de sang bu jeex amul koo xam ne moo ko mën a may jour boobu man damaa demoon pour may ko yàlla dogal maa ngi moom bokkuñ groupe sanguin loolu ba ma gisee loolu man na nag ñun ndaw yi pourquoi ñuy toog fii moo tax ñu oo tey askan wi yëpp ñu ñëw fekk ñu. ci seen cérémonie don de sang bile ndaw yi profité nañ ci pour waxaale seen i jafe-jafe ci wàllu xëy ndaxte seen domaine agricole bi nga xam ne moom lañ doon yaakaar pour ñu safara mbir mbinimel ba tey amagul benn avancement ci liggéey bi. date bi ñëw na am nañ luñ commencé mais des na dañoo bugg incha allah président de la République yokku gars yi ñaax leen ñu gën a ñëw. travaux yi def effectif bu ko defee 500 000 emplois yu ñu doon wax au niveau de la région ñëpp mën see jot mu loolu la ñu xaar président te loolu nag c'est un cri de cœur ñu ngi koy ñaan dans les brefs délais ñu ñëw installé wu définitivement pour que le problème de chômage soit réglé une bonne fois pour tout au niveau de la localité de Bulel. domaine agricole bu Bulel nag biñ ko lancé boobu ba tey am na daanaka ñetti at waaye mu mel ni dañ ko fàtte waaye taxul ndaw yi découragé ndax lépp lu ñu mën lu jëmale seeni gox kanam ñoo ngi koy def. Ibrahima Diame ñu sant la gërëm la bu nu jógee Ndoukoumane dellu si ci Ndakaaru wax ci leneen xam ngeen ni tijji tepp école fii ak ay fan yu néew dong gune yi jeexal bër gi delluwaat ci daara ji bër googee fan yu néew ya ca des gune ya dem nañ féexali seen xol fu ci mel ne tefes yi ñenn ñi seeni waajur leen gunge ne jamono ji nag dañoo bëgg a bégal gune yi ba bu nu delloo ca daara ja gën a mën a nafaraat àlluwa yi Cheikh Sat bu Fall moo du géej bu Ngor foo sànni mbàtt mu tàkk ay ndongo daara ànd ak seeni waajur ñëw di féexlu rawatina ci njeextalu vacances yi ñu nekk. damay profité pour école bu tijjee la xam ne du ma sonn du ma nekk fii naan damay dem ay géej yooyu noonu la xam ne damay jàng vacances yi bu jotaatee may demaat avant école di ubbi noonu du ma ñëwati place école bu tijjee damay jàng sama jàng normal. dañuy profité rek pour ndax vacances yi jeex na ba pare quoi moo tax ñuy profité ñëw suñu dernière vacances ma loolu moo tax ñu. waajur yi jàpp ne foo bi xale yi di amal fii ci géej bi lu am solo la ci seen njàng. damay ñëw fii indaale sama doom ak sama jëkkër yi ñu toog xam nga relax bége daal parce que vacances bee ko laaj xale yi foog ñuy nga leen di kii daal ñuy mën a foo seet di féexal seen xol te xam ne bu vacances yi jeexee ci jàng lañ nekk. ci lu jëm ci seen kaaraange maître nageur yi def seen kéem kattan lañ ci jublu fexe ba kenn du lab. fii moom boo gisee matukaay yi ñu jël boo taxawee boo amee gis-gis rek. boo gisee drapeau rouge yi war nga xam ne jël nañ benn matukaay benn bi pour xale yi bañ a lab fii. dañu defaale benn limite boo xam ne balisage la en même temps si lañ samp drapeau yi pour xale yi bañ a dépasser foofu xam nga tey jii dañ ne drapeau rouge si plage danger la léegi bu dee nit ku xam dara bu ñëwee foofu bu gisee rek danaan ah fii jarul ma koy dépasser ndax danger moo fi am. ay bés yu néew des ci ubbiteeb école bi ca plage bu Ngor nit ñi bari fa lool rawatina ndongo daar yi ñu di ci profito laata njàng bi di door. Cheikh Sat bu Fall ñu sant la gërëm la dem ba biti réew gannaaw Brescia nag caravane Sénégal rek moom ma nga dëkk bu ñu naan Novara bu leen ko déggee seen xel dem ci Italie délégation bu am solo ba ñu àggee nag wax nañu ñañ fa fekk wax nañ li nga xam ne moom lañ soxla mu jëm ci wàllum koppar yoo xam ne dañ leen koy jàppale waaye itam bu nu ñëwee liggéey baak na mu fas yéene demee Hadia Talla mbisandoo yi la ñu ci yàndal. lii di étape Novara nekk na lu am solo rawatina taxawaayu jigéen yi nga xamante ni ñoo ñëw si lim bu tàkku ci wote bi caravane Sénégal rek woote ñu ci wane seeni mbégte.
donc l'amicale des femmes de Novara lañ ko seqaloon comme ni ñuy def dëkk bu nekk mobilisé wu nañ waxtaan bi am na qualité institution yi lu mel ne la banque de l'habitat lu mel ne que place de prix ñu waxtaan nañ ak Sénégalais yi ci li nga xam ne moo leen war a mën a soqali suñu wareef mooy topp suñu buggee ñoom ñu topp suñu ñëwee suñ ñun ñu toppal leen suñu waa institution yi tamit bu ñu laajee ñu topp leen. laaj yi nga xamante ni soxal na jigéen yi bëri woon na rawatina ci wàllu li ñu leen di jàppalee rek ngir yombal seen i dellu réew ma ñu def ko nag ci teewaayu ñi nga xamante ni dañuy yëngu ci wàllu koppar. ñun banque moomuñu jaay ñu defaruñu li ñuy def mooy dañuy jàppale nit ku mu doon pour mu mun a réaliser projet immobilier am Sénégal ci loolu dañuy fàttali ne tamit banque gannaaw mu ngi lay lebal am nañu ay ndaw seen xam-xam màcc ci mbirum kër yoo xamante ne ñoom ñooy ñëw tey taxawu xool séentu ngir rek dooleel investissement bi suñu clients yi di def ci lépp lu yëngu ci mbirum kër. daañu jéem a xool réellement duñ leen di accompagner mais gàllankoor li ci ëpp côté migrants yi mooy lan manque culture financière mooy maanaam dañu am esprit bawol bawol. ci kàddu njiitu kuréel jigéen ànd booloo Novara xamal nañ ne mbégte rek lañ ci am. individuellement kenn ku nekk di nga dem gën a xóotal question yi mais dans l'ensemble daal question yi réponse yi ñu ci apporter dal na suñu xel. defe naa ni bu ñu jàngatee tey ji journée bi liñ fi gis lépp dinañu gën a jox courage bu ñu nekkoon ci 5 bu soobee yàlla bu ñu fi dellu siwaatee déwén dinañu fekk ci 20 mbaa 25. doomu Sénégal yi ci Novara ci njeexital xew-xew bi boole nañ ci ay xumbute ñuy am yaakaar ni rek édition bii di ñëw dina fekk rek ñu gën a dëgëral seeni projet. tàggat yaram ak collectif bi lëkkale ndaw yi nga xam ne daal dañoo bëgg ñu gedd nawetaan ca Sédhiou ñoom nag amal nañu seenub ndaje ak taskatu xibaar yi di sàkku nag ñu daal di àggale liggéey ba aju ca seen stade ba nee ñu stade ba ñeenti at a ngi ñu koy liggéey mu taw a pare ñoom gune itam gannaaw ba nu amalee ay doxi ñaxtu ak ay wax yoo xamante ne si leen metti daal ña ngay joxe seen dànkaafu gu mujj dañuy teewlu ki yore seen kaddu yooyu mën ko dénk ku ñu naan Bakary Konté ak Xaali Jàmme def nañu marche wax nañu ci télé yi wax nañu ci rajo yi tey ñi ngi def suñu point de presse bi mujj pour wax leen ne dëgg-dëgg coono la ñu nekkee li ñu naqari neexuñu dañoo bëgg ñu toppatool ñu suñu stade bi mu jeex ñun lii ñuy def nii defuñu ko ngir ma Samba defuñu ko ngir ma Demba merewuñu diw merewuñu kenn suñu problème mooy suñu stade ñun suñu stade moo ñu soxal mer du caageen nekk dañ koy def pour contre diw wala du caageen nekk dañuy def pour xeex ak diw suñu stade daal moo ñu soxal vraiment ñi ngi wax président bi nañu dimbale ngir yàlla ak jëmmi Rasulullaay ak lépp bépp gaw mu Sédhiou boo xamante ne yaa ngi ci international bi yaa ngi nekkoo fi yaa ngi bitim réew ñun ñëpp kenn ku ci nekk li nga mën a def nga def ko ngir yàlla ndax ñu mën a jot ci suñu stade ndax ñu mën parce que képp koo xamante ne équipe boo xamante ne yow tey jii Sadio Mané fierté wu Sénégal yëpp la kooku dëkk ba mu dëkk defe naa ne waruñu woon ñëw di fekk terrain boo xamante ne ñaata at juróomi at ñu ngi koy sàkku mënuñ koo jot Papis Demba Cissé moom wax kenn waxatu ko li mu war a def ci équipe nationale def na ko dégg nga ko léegi tey jii bu ñu dellu see chaque jour ñiy dellu ci benn problème bi wax dëgg yàlla dama yaakaar ne gouvernement daf ñoo tànqamlu bu jeexalee basket ak sunu gaynde yeeg seen ndam la ñu am ni ki démb ca Tenerife lay amee boobee coupe du monde ci wàllum soxna yi ci basket seen ndam loole nag ñu ne guleet ci équipe africaine ci wàllum soxna yi am ko ci coupe du monde boobile kii na xam ne nag mooy maître Babacar Ndiaye xam ngeen ne moo jiite fédération sénégalaise bu jëm ci wàllum basket rafetlu na boobile taxawaay rafetlu na te itam taxawaayu ki leen di tàggat waaye ma ngay sàkku ca gaynde yi rek ñu gën a takk seen ndigg ba seen jongante bi ñu fas yéene amal seq ko ak réewum Chine ñu amaat ca beneen ndaw ay kàddoom Massayer Ndiaye mënu yebal ca Tenerife moo ko taataan.
sant mooy mbégte mais dama bëggoon d'abord féliciter joueurs yi féliciter encadrement technique bi l'entraîneur national les administratifs remercier le ministre des sports l'État parce que c'est l'État qui a mis l'équipe dans des conditions de performance il faut pas aussi l'oublier voilà di wax ne rek ñun buñ àndee ñun ñëpp jàppoo liggéey tiré benn wet incha allah liñ bëgg yàlla ñu ko may mooy lancer un appel rek di wax ne basket bi moom ñun ñëpp ko bokk kenn gañe aussi dara ku am sa xalaat mën nga ñëw andi ko dans le cadre réglementaire pour nga yokk maintenant ku nekk aussi am nga droit am say ambition personnelle c'est naturel mais ñu xaar rek ba mu jot pour bu jotee ku nekk poser sa candidature. aywa mu nga fi la ñu yem ak yéen ci xibaaru diggu bëccëg gi jaajëfal leen ci safoo bi ak kóolute bi rédaction bu télévision Futurs Médias dig leen daje ngoon ci kattanu yàlla ci yeneen jotaayu xibaar di leen ñaanal kenn dalal jàmm di ko sàkku ci yéen.